sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu di leen dalal ci turu am naa wa xadarati tijaaniya ci turu responsable moral bi di Cheikh Mouhamadul Fatah Sarr waaye président bi moo nu war a jàngal déclaration bi nuy amal ci wolof ak ci français muy Khalifa Silla mooy président am naa wa xadarati tijaaniya. ki toog nii dend ak moom mooy maam Ousmane Samb bokk ci ab naaw bi di ci kilifa waaye jiite COSCAS lépp lu jëm ci wàllu COSCAS moom mooy président bi moo xam ndakaaru la wala biti ndakaaru Sénégal gépp waaye mën nga ne àdduna bépp luy COSCAS rek moo ko jiite moom it mu nekk kenn koo xam ne ci liggéey bi la bokk mu ñëw teewee li ñu war a waxanteeg presse bi waaye ci wetam mi ngi dend ak ki nga xam ne moom mooy coordinateur national bu am naa wa xadara ci tijaaniya di Khalifa Fall moom mooy coordinateur national bi waaye ci jigéen ñi présidente mi ngi fi Adja Magan Ndiaye moom mooy présidente am naa wa xadara ci tijaaniya ak ñi nga xam ne nii yëpp teew nañ fi bu ñu tuddee ñooñu tudd nañ mboolem ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fi teew ci turu am naa wa xadara ci tijaaniya mu mel ne nag dañuy dëgmal bis bu ama am solo muy le 1er avril di àjjuma jiinu dëgmal ñu war cee amal lañ ca daan amal ca bis ba ci ndigalu kilifa gu tedd di sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin mu sëriñ Babacar Sy bu Cheikh Al Hadji Malick di ñaan yàlla mu dolli ko leer ak njéggal ak yërmande bis bi moom moo ko dooroon ànd koog taalibeem ànd koog ku mu am yaakaar ci moom ci benn projet boo xam ne yàgg na koo amal tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane waaye mu jël projet boobu porteloo ko Cheikh Mouhamadul Fatah yàlla mayoon ko ci satisfaction boo xam ne nii wax na ko ba àdduna bépp dégg ko gannaaw bi mu fi bàyyeekoo rakkam ju tedd ja sëriñ Pam Malick ci ndigalu xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour di ko wéyal gannaaw bi mu fi bàyyeekoo tey sëriñ Moustapha Sy Al Amin nekk ci bopp liggéey bi waaye ci ndigalu ay kilifaam ci ndigalu xalifa bi ba tey sëriñ Babacar Sy Mansour sëriñ Maodo Sy Dabaax tabaarakallaahu ak mboolem xadara Cheikh Al Hadj Malick waaye mboolem marakis at tijaaniya yi nga xam ne ni ñoo nekk fii ci Sénégal ndax bis bi sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin daf doon wax ne genn kër moomu ko waaye tariixa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moo ko moom bisu Mawlaaya Seydi Ahmed Tidiane la daf daan wax ne bis bi lew na doom Seydina Cheikh bis bi lew na ko doom waaw am na yenn yoo xam ne nag du waxu pénc loo xam ne waxu nitu yàlla la boo xam ne nii gis na ne yàlla am na lum ko nangul ci lu mujj ba laataa muy faatu mu wax ko ak njabootam ñu dégg ko tey nag gannaaw dafa am lu dolleeku ren ci mbir yi ndax sëriñ Abdou dafa bokkoon ci yéeneem mooy njabootu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ga nekk Fès ñu dem ba ñuy teewee si xadara bi yàlla dogal na ci dundam am na ñu ko daan fekkee waaye délégation bu bàyyeekoo Fès ngir yàlla ak xadara bi gannaaw bi mu fi bàyyeekoo la loola dooroon ren nag leneen dooleeku ci ndax sërif Hamza moo daan teew ci dundu sëriñ Abdou nekk njabootu Mawlaay Sidi Ahmed Tidiane waaye ki nga xam ne mooy sërif Zubayr nekk xalifa ba ca Fès gannaaw sëriñ Abdou ci dundu sëriñ Pam Malick moom moo daan ñëw di teew waaye ren nag li ci dooleekuwaat mooy xalif général bu Fès moom moo ñëw teew di sërif Mahamadul Kabir ba tax na nag wolof day wax ne ku am gan yokk ñulug wala nga tëraan yi ren nag am naaw bi dafa yokk ñulug looloo waral ñu ne nañu woo presse bi waxtaan ak ñoom gan coppeeku moo am ci doxalin bi nga xam ne doon nañ ko amal biñ ko dooree 2013 ak léegi ren 2022 am na coppeeku yu ci am te loolu baax nañ ñu communiquer ci wax ceeg soppe yi nga xam ne ñoo war a ñëw ci xadara bi wala sax ñi nga xam ne fa ñu nekk la ñuy ànd ak ñun xadara bi ko defee loolu lañ doon ubbee ñu bàyyi suñu président alxaaji Khalifa Silla moom mooy jàng déclaration bi ci wolof gannaaw gi mu def ko ci français bu noppee suñu mbokk journaliste yi fi teew ko am laaj booy laaj nga laaj ko ñu tontu ci incha allahu taala ñaan yàlla yegg ci bis bi ak jàmm xaaj Khalifa bismillah. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal waaye di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi toog ci suñu wet mu di suñu président maam Ousmane Samb
du président comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy nga xamante ne lu aju ci wàllu xadara Tiwaawan ñi koy wax ci organisation yàlla def na ci loxoom la ko mag ñi teg ñun ñi fi nekk ñëpp moom mooy suñu kilifa nuyu Haj Maxtaar waaye nuyu tabarakallahu la presse bi nga xamante ni biñ leen woowee di ngeen a bàyyi seen yitte yëpp ñëw pour jàppale ñu ci liggéey bi ñuy liggéey ñu leen ci remercier bu baax bu loolu jàllee comme ni ko Seydi Maxtaar waxee ren moom mooy fukkeelu at biñ commencé xadara bi ak léegi yàlla def na toog na ñaari at yoo xamante ni defuñu dara ngir tënku ci ndigal ndax yàlla moo indi xew-xewam mu di la pandémie Covid-19 yàlla def suñu kilifa suñu xalifa wax ni nañu suspendre activité yi loolu moo waraloon ñun tamit ñu suspendre woon suñu activité bi yàlla dogalee mu dem ba nga xamante ni wax na ni nañu ubbiwaat ci lañ dem rapproché wu ñu tàmbaliwaat liggéey bi donc ci contexte boobu lañ jàppee la date du 1er avril 2022 pour célébrer événement bi ñu tuddee xadaratul juma populaire au stade Amadou Barry de Guédiawaye yàlla def na xadara bii nag cosaan li Maxtaar wax na ko léegi Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ñu ngi ñaan yàlla na yàlla dolli leeram te tax ñu ci barkeem mooy ki nga xamante ni moom moo ko initié woon ñu jàppoon ajuma bi mujj ci koor gi maanaam bu koor gi desee ajuma bi mujj avant ñuy koor tabarakallahu ñu jàppoon ko mu nekk un rendez-vous annuel ñu di ko def waaw ba tax na ñu ngi nekk le 1er avril bi incha allah comme ni ko Maxtaar waxee ren nag dafa am yu bees yi xëy na bees na ci ñun waaye moom mi ko initié woon jàpp nañ ni xamoon na ko ndax loolu rek moo nekkoon discours am parce que danaan wax ni bu ma sañoon buñ koy def ku cheikh am nga fekkee ko yaakaar naa ko cheikh am nga fekkee ko ci Sénégal ñu dem ba ren innovation de taille bi ci njëkk am mooy ki nga xamante ni c'est le xalif général au Maroc nga xamante ni wax nañ ni il est nommé par décret du roi donc c'est pas une petite personnalité c'est une grande personnalité que nous avons reçue pour que mu ñëw présider ñu suñu xadara accompagner ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay kilifa mu di Cheikh Mouhamadul Kabir yàlla def na bi mu ñëwee ak léegi mi ngi def ay tournées dans les cités religieuses mi ngi dem Kaolack tey jii mi ngi dem Louga dem Tivaouane cité religieuse Tijane yëpp incha allah dina fa dem Thiénaba ak yëpp mu mel ni visite bi dafa nekk rek dans le cadre de la consolidation des relations spirituelles et culturelles entre les peuples marocains et sénégalais li nga xamante ni daal moom la mag ñi tabaxoon ci diggante Sénégal ak Maroc loolu la ñëw rek feddaliwaat ànd ko ak ñi mu ko war a àndal ci loolu ren ñu gis ni xadara bi yokku na am na xadara ci tijaan yi yokku na ba Sénégal yëpp la nekk daanaka région boo jël rek am nañ fa benn cellule am na wa xadara ci tijaan te ñoom ñëpp dañu fas yéene ñëw wuyu suñu ci stade bi ñun ñëpp xam nañ ni guddi dafa am insécurité pour que ñu mën a assurer l'insécurité de nos pèlerins ci le comité bi réfléchir wax ni est-ce que duñu jéem a xool agenda bi fexe ba teel a terminer activité bi liñ ci ne moom mooy buñ jullee juma ba pare rek incha allah dañuy tàmbali mise en place bi à 15h nga xamante ni fu 15h45 di jot rek ñu mën a commencer suñu ay allocution mooy discours yi ñu daan def kon foofu ñu ci daan ñëw danañ xam ni am na coppeeku waaw ndax dañ daan bàyyi ba julli timis ba pare soog a dugg ci waxtaan yi waaw ren nag li changé mooy dañuy waxtaan ba pare soog a wasifa def xadaratul juma julli timis mu jeex loolu la ñu prévoir ren loolu nag c'est un défi organisationnel pour mu am il faut acteurs yëpp jàpp ci loolu mooy objectif vraiment rencontre bi ñu fexe ba wax fidèles yëpp ñu teel a ñëw wax aussi les autorités administratives ñoom it ñu jàppale ñu ci teel a ñëw waaw kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ko sant incha allah ñoom it danañ teel a ñëw ci gàttal loolu moo doon li nga xamante ni bëggoon nañ ko wax ci wàllu xadara bi li ci des ñi nga xamante ni ñu ngi ci sama wet mën nañ ma compléter
gannaaw bu ñu remercier nag suñu ay kilifa jiital ci le khalife général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ñaan yàlla na yàlla dolli ko tawfiix ñaanal njaboot Cheikh Al Hadj Malick yëpp ñaanal tarixa bi yëpp ñu ngi sant presse bi sant ñëpp waaw jiital ci nag suñu télé kër yi tabaarakallahu asfiya yi nga xamante ni fu ñu nekk ñu ngi ànd ak ñoom waaye tamit jiital ci Malika TV nga xamante ni année bii moom wax dëgg yàlla dafa def lu exceptionnel ci xadara bi waaw te loolu il faut le reconnaître Malika TV daf ci def lu exceptionnel d'habitude dañ daan dem ci télé yi di fay ren dañoo dem pour fay ko mënuñu déedéet duma leen fay waaye mu jël xaalis bu takku bu baree bari joxuñu ko loo xamante ni mën nañoo fayal 3 autres organes joxuñu ko ni ñu maa ko defaat ci bis bi kon nag loolu c'est une reconnaissance boo xamante ni ñun am nañ ko waaye nag sant la 2STV nga xamante ni c'est un partenaire de premier rang moom bañ tàmbalee ba tey 2STV mi ngi ci ñun la DTV ak les autres organes de presse sans ñu fàtte la presse écrite nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi fi ànd ko ak ñun donc daal ci gàttal loolu moo doon li ñu waroon a wax ci wolof waaw ñu ngi sant ñëpp wax dëgg yàlla danañ ci ñëwaat ci loolu incha allah barakallah français. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes très honorés par votre présence nombreuse à l'occasion de cette rencontre. La 10e édition de la Hadaratul Juma populaire organisée par Abna ou Hadaratul Tijani sous l'initiative du regretté calife général des Tidjanes, Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sera célébrée le vendredi 1er avril dans l'enceinte du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Comme à l'accoutumée, cette assemblée pieuse réunit chaque année la grande famille Tidjane le dernier vendredi avant le mois de Ramadan. Après une suspension de 2 ans due aux restrictions imposées par le contexte de la pandémie Covid-19, cette importante manifestation se veut hisser la barre de dévotion encore plus haute. La cérémonie de cette édition sera ainsi rehaussée de la présence du shérif Mohamed El Kébir Tidjani, khalife général des Tidjanes au Maroc, actuellement présent à Dakar à l'initiative de Abna ou Hadaratul Tidjani. Cette visite entre dans le cadre de la consolidation des relations spirituelles et culturelles entre les peuples marocains et sénégalais. Le message attendu de cette haute autorité de la Tidjaniya est au cœur des objectifs du mouvement Abna ou Hadaratul Tidjani. Il s'agit en effet d'inciter davantage la communauté tidjane à resserrer les rangs dans l'unité et la foi. Cet appel sera lancé vers la jeunesse en particulier pour la consolidation de la foi d'une nouvelle génération en proie à tous les périls de déstabilisation spirituelle, familiale et sociale. Ensemble, nous bâtirons une communauté de respect des principes de la Tidjaniya et son ambition de parfaire le comportement de l'être humain. Le mouvement Abna ou Hadaratul Tidjani est résolument engagé dans la voie de ce grand précurseur dont toute la doctrine épouse les idéaux prônés par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cependant, notre engagement n'est pas une soumission béate. Il se veut le reflet des enseignements de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani Chérif radiallahu anhu, qui façonne le musulman et l'écartant des déviations et autres tares de la société. Le talibé Tidjane doit être en effet un modèle et un exemple de la citoyenneté. Ensemble, nous serons aussi solidaires pour partager nos joies et nos peines. La Hadaratul Juma est un moment d'intense, d'aspiration pour chaque talibé. Nous y convions tous les musulmans pour partager ensemble des prières pour la paix et la prospérité de notre pays, voire toute l'Afrique. Pour cette année,
Pour cette année-ci, des dispositions majeures sont prises sur le plan sécuritaire. Donc, la Hadaratul Juma sera précédée par les allocutions traditionnelles des guides religieux et autorités présents. Autrement dit, après la mise en place prévue à 15 heures, suivront les allocutions. L'événement sera clôturé juste après la prière du crépuscule, c'est-à-dire la prière du Timis. Donc, en somme, nous remercions tous ceux qui ont contribué pour l'organisation. Nous remercions le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui a renouvelé notre élan de facilité et notre dynamique. Nous remercions les autorités administratives qui nous ont facilité la tenue de cette manifestation. Nous remercions tous nos partenaires, en particulier Malikia TV, qui a largement appuyé l'édition de cette année, Asfiaï, qui est un partenaire de premier rang, la 2STV, la DTV et les autres organes de presse, sans oublier aussi la presse écrite. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des différents acteurs et organisations de la société civile, sans oublier la jeunesse tidjane du Sénégal. Nous vous remercions de votre attention. aju ak nuñ ko war a defee boo ci juumee noo maanaam daal lépp lu aju ci wàllu wasifa waaw loolu oustaz yi ñu ngi koy waxtaanee ci télé yi beneen bi ci des it suñuy kilifa yi waaw en particulier suñu guide yi jóge Tiwaawan buñ ñëwee am na message bu ñuy jox xalifa bi jógee Fès aussi moom it am na message bu mu ñuy indil waaw donc yaakaar naa ñaar yooyu moom mooy nekk contenu yi nga xamante ni mooy ëpp solo ci discours yi waaw Hadji Matar bu dee mën nga ma complété. waaw 2 ans yi toog xadara amul dañ ko dund ak mu neex trop ndax dañ ko dund ci ndigal parce que ndigal moo ñu taxoon a jug ndigal tamit moo ñu waxoon ñu tax moo tax biñ toogee jàpp nañ ni lañ ca waroon am ñoo ngi koy am waaw ndax nag yiw yàlla rek lañ ci soxla nag waaw bi ci des célébrer nañ ko de façon symbolique daje nañ ci jàkk masjidul rasul bi nga xamante ni oustaz Fata Sarr moo ko tabax def lu restreint loo xamante ni c'était symbolique waaw moo tax ñu ni 10 ans mais normalement bu fekkoon ni dañoo jël rek rigueur bi nga xamante ni mbooloo bi yëpp a daje dañ naan 8 ans waaye 2 ans yooyu dañ ko cee boole parce que def nañ ko de façon symbolique waaw loolu lañ ko dundee waaw alhamdulilah organisation bi gisoo leen fii nii waaye tamit ñu bëri ñëwuñu tey waaye sa question bi question bu neex la ci ñun parce que dafa bokk ci suñu objectif abna u xadarati tijaan yi mooy jotaay doomu tijaan yi tijaan nag buñ ko tuddee ñu bëri dañuy def amalgame dañuy foog ni Tiwaawan kese la déedéet Tiwaawan tijaan la Kawlax tijaan la Medina Gounass tijaan la Thiénaba tijaan la famille omarienne tijaan la ñooñu ñu wax ñëpp def nañ ay délégation dem seeti leen wax leen ko parce que Serigne Abdou dafa waxoon ni dem leen ci ñëpp ngeen wax leen ni leen dañoo bëgg benn bis boo xamante ni Cheikh Seydi Ahmed Tidiane moo ko moom bu ko neexoon mu ni bis boo xamante ni Cheikhul Hadj Malick moo ko moom mooy waxul loolu dafa ni bis boo xamante ni Cheikh Seydi Ahmed Tidiane moo ko moom yónni ñu Kaolack yónni ñu fu nekk récemment Seydi Madani Tall recevoir nañu démb xalif bi ñu fi indi bi nga xamante ni moom moo ñëw ci xadara bi dem na Thiénaba tey jii mi ngi dem Kaolack dem na kër Chérif Abdoul Moutalib Tidjani donc ñun associé nañ ci ñëpp ñoom it ñëw nañ wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gis xëy na nag comme ni ñu ko sëriñ bi waxee woon liñ bëgg dëgg-dëgg duñ ko gaaw a am waaye nag nànk-nànk te ñi ngi gis ni nag il y a une montée en puissance d'année en année loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax waaw. sensu xadaratul juma danaa ci wax tuuti après ma jox maxtaar bi yore commission culturelle mu wax ci waaye comme ni ma ko waxee léegi rek xadaratul juma pilier la ci tijaan ku jël werdu tijaan dafa nekk obligation ci yow.
ajjuma ju jot nga toog dem ca jàkka ja def xadaratul juma moo tax ñu wax ni taalibe tijaan du am jot ngoonu ajjuma loolu moo tax ñu koy wax waaw loolu nag dafa am ay formule yu bëri oustaz dina ci ñëw am na ñu ko mën a def am na formule boo xamante ni yow kese boo nekkee ni nga koy defee ci diggante laa ilaha illallah ak allah am na formule yu bëri wala nga dem ca jàkka ja boo demee ca jàkka ja nag foofu ñun dañu jàpp ni du am da ngay ñëw rek toog fexe ba matal waxtu wu mat sëkk ci laa ilaha illallah ak allah ku bokk ci tariqa bi jël wérdi bi c'est une obligation boo ko deful ci fauté waaw loolu mooy li nga xamante ni moo ci bokk xam naa oustaz dana ñëw bi Seex al Hajji Malik bil xadaratayni xabantumu ahli tijaan xëy na moom mooy ñu koy gën a jekku mu firi ko oustaz ma bàyyi la nga egg ci mën nga ko fi jërëjëf président alxaaji Khalifa Fall Silla suñ ñaari xalifa yi léeg-léeg tur yi dañ koy sant yi dañ koy jaawale waaye benn la Fallay coordinateur Sillaay président defe naa discours bi leer na message bi tamit jàll na li mu wax rek ci la ñuy dellu si donte sama sëriñ bi moom moo ko waroon a jàllale muy Oustaz Khalifa Mbuub moom it di borom xam-xam di gëstukat di jàmbaar ci tariixa bi lool di am mbégte ci teewaayam ci conférence de presse waaye ci ñaar yi mu wax rek ci lay dellu si ñu tënkee ko bi ci njëkk mooy sa laaj bi lu jëm ci wàllu ndax xadara bi dafa jëm rek ci genn kër comme Tiwaawan wala këru tiijaan yi ndax gis nañ ne këru tiijaan yi bari nañu Sénégal defe naa laaj bi sax tontu woon na ko ci biir déclaration bi tur wi ni mu tudd rek mooy wane philosophie bi mooy abnaa u xadarati tijaaniyati sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin bi mu joxee tur wi su ma juumul Khalifa Fall mi toog moo ko laaj loolu lu muy tekki ci wolof mu ne ko jataayu doomu tiijaan yi waxul jataayu doomu tiwaawan yi waxul jataayu doomu waa Medina Gunaas waxul jataayu doomu maam kër Abdoulaye Niass waxul jataayu doomu waa kër Serigne Canaba waxul jataayu waa kër maam Cheikh El Hadji Omar waaye jataayu doomu tiijaan yi mu daan dëkkal tout le temps ne kenn moomu ko Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moo ko moom léeg-léeg nag comme ni mu ko waxee Sénégal ñooy wax Tidiane yeeg ñeseen yi te ñàkk a xam la ñeseen yi Tidiane lañu sekkeen ya ca Canaba Tidiane lañu taaleen ya ca Louga Tidiane lañu siyeen ga ca Tiwaawan Tidiane lañu bayeen ga ca Medina Gunaas Tidiane lañu bëgg-bëgg Sëriñ Abdou ci liggéeyam ci tariixa bi ak bëggam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi manifesté na ko fa partout ci Sénégal ak biti Sénégal def na ci waxtaan yu dul jeex daje yu dul jeex ba ci am naa wa xadarati tijaaniya bi ci mujjug dundam la ko yàlla dimbalee projet bi mu am ñu ko teg ci seen loxo am ci satisfaction mooy cofeelam ci Seydina Cheikh ak gis ne Seydina Cheikh am na njaboot ci Sénégal njaboot goo xam ne nii dañu bari te waaye mel na ne ku nekk yaa ngi ci sa ruq mu bëgg ñooñ ñëpp ñu dem woo leen ne leen nañu dajee ci benn bis bi amul ku fay fés ku dul Cheikhana Ahmad Tidiane ba ci daje bi mujj amal teewee ko fii ci stade bi boobu mi ngi nekk xalif général des Tidiane boo jëlee discours am bu dee téeméer la juróom fukk yëpp foofu rek lay dellu mooy bis bi Cheikhu Tidiane moo ko moom woo leen ci ñëpp invité leen ci ñëpp bu leen bàyyi kenn su bis bi jege si waan day woo Serigne Fatah yebal ko Kaolack jamono yooyu xalifa bi Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass moo fi nekk année bi fa Serigne Fatah mujjee dem ci ndigalu Serigne Abdou xaalis bu takku la Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass yëkkati teg ko ci loxoom ne ko moo ko participé ci xadara bi yebal délégation ba mu amee ba tey délégation lu ci mel ni Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Seck bu Canaba am na année boo xam ne teewee na ko fii nii mboolem marakis Tidiane yi nekk Sénégal at mu ci nekk am na seen délégation buy teew kon loolu defe naa loolu moo doon philosophie bi te ba léegi ni ko xalifa di waxee mi ngi jëm kanam ndax tey bu demee ba xalif général des Tidiane ca Maroc ñëw teebu ren avant xadra bi muy def tournée ci këru tariixa bi loolu mi ngi amaat beneen xar kanam bu muy wane ca bëgg-bëgg Sëriñ Abdou ngir lu bennale baatu tariixa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi mas nañoo waxtaanal ba yegg ci ne bennoo gi sax mën nañ ko dooree ci biir kër gi bu leen bàyyi genn kër ci biir kër gi
ndax kër Cheikh Al Hadj Malick ay kër la ci biir kër gi kër maam Mansour kër Cheikhul Hadj Abdoul Aziz kër Serigne Babacar Sy dañu daan wax ne njëkkee leen ci biir kër gi ngeen seeti ñëpp soog di génn nag dem ci ñi nga xam ne nii ñu ngi ci biti kër gi loolu kon defe naa luñ doon dolli la rek di ko leeralaat te ba léegi nag incha allah loolu la kilifa yi di wëyal waaw loolu la kilifa yi di wëyal ci ndigal li Serigne Abdoul Aziz Sy joxe woon ba tey loolu mooy wëy mooy ba léegi rek bu xadara bi jege si mbooleem fu ñu war a dem danañ fa dem yëgal leen ko dem na sax ba ci mujjug dundam ci philosophie ñaanalaale réew mi mu ne ñu dul tiijaan sax dañu leen ci boole def nañ délégation dem ba Touba fekki fa xalifa ba ngir yëgal ko bis bi ndax bis bi bu weesoo cadre tariixa nga xam ne tiijaan yee ko bokk dafa am lu ci Serigne Abdou dugal mooy ñaanalaale réew mi ndax avant bis bi danañ def ay dog yu dul jeex am na dog yoo xam ne danañ ko wérdu 24 millions ci ay turu yàlla danañ ko wérdu am dog yoo xam ne 124 000 danañ ko def lu mat ay junni sayfiyu yaasin Quraysh Falaxi Naasi saar yooyu noonu la ay junni lañ ci def ba ci kaamil ay junni lañ ci amal année bu mujj bi rek defe naa li ñu am ci kaamil mat na juróom-ñetti junni kaamil mat na ko ci ay kaamil yu nu jàng ca bis ba la ñuy def xatmu bi ngir ñaan ci philosophie ñaanal réew bi noonu nag la doon wax ne dem leen ngeen yëgal ko sax ñu dul tiijaan ngeen invité leen ndax ñëpp xaj nañu si kon loolu moo ci nekk beneen bi ñu daanalee mooy mbirum xadratul juma ba tey rek defe naa président oustaz la tontu na ci mooy tarixa bi ñett ponk moo ci am mi ngi mel ne liñ naan was ci cin ñett yi boo ko respecté tiijaan nga boo ko respecté wul nag bokk nga ci waaye nekk goo dëggi-dëggi tiijaan bu doon ci lislaam ne dañ naan juróomi ponk la waaye ci tarixa bi ñett la bi ci njëkk mooy laazim subaa ngoon lañ koy def kenn mënul la doon tiijaan jël wérdo te doo laazim subaa ngoon téeméeri astaghfirullah téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaha illallah muy ñetti téeméer da nga koy def suba def ko ngoon mooy benn bi boo jëlee wérdo doo ko bàyyi ba ngay faatu loolu doo ko bàyyee di def ba ngay faatu ñaareel bi mooy wadifa moom it farata la ci tarixa bi ku ko jël da nga ko war di def suba ngoon Cheikh Ahmad Tidiane loolu la doon dénkaal ni dee leen ko def suba ak ngoon boo demee ci jawahirul maani ca ñaareelu xaaj ba leetar yam doon bind taalibe yi boole na ci dee leen wadifa suba ak ngoon su demee nag ba nga xam ne am ngeen ngànt benn bi ngeen koy saxal maanaam benn bi mooy sa farata boo xam ne mënoo ko ñàkk a def mais ñaar yi Cheikh Ahmad Tidiane dane xasanun rabaaxu lu rafet la te bénéfice la maam Cheikh Al Hadj Malick nag ne lépp loo xam ne Seydina Cheikh nee na lu rafet la bénéfice la Maodo dootu ko sàgganeeti moo tax Maodo daf ko def moom farata ci njabootam ñaar yi mooy ñu koy def suba ngoon te boo demee ca Fès ca fa tarixa ba ballee ñoom danañuy wadifa sax ba ñetti yoon ci bis bi li koy indi mooy wadifa ngoon gi am na ñoo xam ne duñ ko fekkee ndax dañoo nekk ci tool yi di liggéey ñoom guddi la ñuy wàcc bu ñëwee julli timis ci la ñuy wadifa seen wadifa ngoon kon wadifa suba ngoon Cheikh Al Hadj Malick wax na ko ci Faakiha wa waxtuha masa awi sabaaxu jam'uhuma fa xasanun rabaaxu ne waxtu wadifa suba la wala ngoon waaye Maodo mu ne boole ñaari muy suba ngoon moo gën kon ñaareel boobu noonu mooy ñaareelu farata ci tarixa bi te am naa wax xadarati tijaaniya ci ponk boobu la def sunu discours ci ñaari at yi yëpp nga xam ne moom la ñu génn mooy lu jëm ci wàllu wadifa document bi ñu tuddee ko alkaafiyatu shaafiya fii ahkaamil wadifa mat na 60 pages am naaw bi liggéey ko lépp ci wadifa rek lay wax bi nga xam ne nag moom moo nekk li dajale ñi dajaloo ñëpp mooy ñetteelu ponk bi mooy xadaratul juma moom du bis bu nekk la war waaye semaine bu nekk la war dafa am bis am heure buñ koy def mënu la génn heure boobu kenn mënu la xadara lu dul bisu àjjuma ci bisu àjjuma kenn mënu la xadara ci suba ci bisu àjjuma kenn mënu la xadara diggante tisbaan ak tàkkusaan mais bisu àjjuma tàkkusaan ak timis la ñu mën a xadara dañuy bàyyi ba jant bi waaj a so waxtu gën jaa néew waxtoo genn wàll gën jaa bari ñu jël ko jagleel ko di tudd benn baat wala ñaari baat benn baat bi mooy laa ilaha illallah rek mën nañ ko wax bu xadara bi jeex riwaaya la ci tarixa bi boo demee Maroc loolu la ñuy def mais téere tarixa bi lu ci mel ne duratul xarida boo demee ak yeneen téere tarixa bi indi nañ version yépp Muhammad Nadif yi wane ne mën nañoo def allah rek mën nañoo def laa ilaha illallah ba mu jeex ka mën nañoo boole ñaari
mais li gën a siiw mooy laa ilaha illallah rek lañ mën a def wala nga boole ñaari muy laa ilaha illallah ak allah lu mel ne Cheikh Alhaaj Malick Cheikh Alhaaj Omarul Fuuti loolu la ñu tànn moo tax njabootam gannaaw initiative bi fa la bàyyee ko ñu jël version boobu noonu lañ moom la ñuy xaddaraa fii ci stade bi mooy dañuy def laa ilaha illallah ba ca digg ba wala ñuy bëgg a jeexal jël benn baat muy allah te lu ci nekk sunna moo ko saxal. am na détracteur yuy attaqué tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane léeg-léeg dañuy wax ne baatu allah kenn warul toog noonu rek di ko wax te sunu borom moo ne qulillah thumma darhum fi xawdihim yal'abuun waxal yàlla allah mooy yàlla qul id'u llaha aw id'u rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna jërëjëf Oustaz Khalifa yàlla nee na woo leen ko maanaam ñaan leen ko ci ne allah wala ngeen woo ko ci turam wi di rahman maanaam bu ñu ne allah mi ngi mel ne ñu ngi naan yaa allah rahman mi ngi mel ne ñu ngi naan yaa rahman mais dañoo xadaf xarfu nidaaba muy turu yow ne ko rek yàlla ndax dañu nekkoon di ko wax ne kenn amul ku dul yow foofu lañ dooree laa ilaha illallah kenn amul ku dul yow yàlla yow dong yaa am dem ba ci biir ñu ne ko léegi sax maanaam yow rek a fi nekk amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yow amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yow kenn du buur ku dul yow léegi daal yow képp la du keneen mooy allah te yeneen bi wax na ci xadis ne laa taqumu saa xataa laa yuqaala fi l ardi allah xadisu muslim la nee na bis pénc du taxaw mukk lu dul ci kaw suuf du amati kuy wax allah am na ñaari pirin ñu firee xadis bi allah mooy ku naan ragal leen yàlla wala rek ñu yemale ko ci nafsu xadis bi ni mu ko tuddee yenent bi da ne allah te noonu la tuddee baat bi amul kuy waxati ci kaw suuf balaa bis penc di tukki ñuy toog naan allah te loolu la tarixa bi di wax ci xadratul juma bu ñu waxee laa ilaha illallah bu ñu noppee allah lañ cay teg loolu defe naa dama doon foribal rek waaye bii bi duggoon na ba noppi président dugal ko yal na yàlla defal nu ak nangu yàlla nañ ko fekkee total ko incha allah li may daanelee rek mooy li mu fàttali ci teggi ni ñu góorgóorlu ci sol yëre yu weex waaye yëg ne dañoo dem ngir jaamu ji yàlla demuñu conférence demuñu ci yeneeni xew-xewu àdduna waaye dañoo jug dem ngir defi sunu benn farata boo xam ne nii kum doon farata ci yow mooy ku engagé wu ci tariixa Mawlaaya Seydi Ahmad Tidiane kuy taalibeem nag di ñëw di defi sa farata jooju noonu le na nga ànd ak worma na nga ànd ak dal su doon ne dañoo am jàkka ju yaatoo ne stade bi fa lañ koy defee waaye dañoo amul fu yaatoo ne stade bi moo tax ñu defee ko ci stade bi ndax bañ daan xadara ci jàkka lañ doon yem Sëriñ Abdou première fois muy ñëw fii ci terrain bi fanweeri baas la ñu baas dem ca terrain mu del siwaat ñu baas juróom benn fukki baas mujj xajatuñ ca terrain ba loolu moo nu indi ci stade bi léeg-léeg turu stade bi mën na rëy ci bopp ñenn ñi xadara ci stade donte léegi ñu bari comprendre nañu ndax loolu moo nu fa yóbbu léegi nag dañuy dem ci bërëb boobu ñuy defee leneen lu bokkul ak lañ fa miinoon a def waaye ñun lañ fay def moo nu fa yóbbu stade lañ jëm mais football yi wunu basket wunu dañoo dem stade lal suñuy sijaada sol yu set bërëb bi daal na laab te incha allahu taala bërëb bi même bu amoon sobe bu ñu lalee sijaada ci fiq laab na mënees na faa julli foo mënee julli nag mën nga fa toog def sa hadratul juma mën nga fa toog def sa wadifa incha allah waxuma la sax stade bi nii waaye bu fekkoon ne palais de la république moo gën a yaatu président jox nu ko palais lañ ko yóbbu ndax foofu la ñuy gisee espace bu gën a yaatu tabarakallah kon ñi fàttali mbokk yi kuy ñëw nga ànd ak worma ndax wa ju'ilatil ardu masjida ay jamono ab naaw bi ñu leen di njëkk a attaqué ci stade bi bokk na ci li comité scientifique bi indi woon ne ay réponse mooy yenent bi moo ne suuf sépp lañ ma defal mu nekk jàkka waaw suuf sépp lañ ma defal mu nekk jàkk kon ñun bu ñuy dem ci stade bi période bañ fay dem dañ koy jàppee ne suñu jàkka kuy ñëw nag indaaleel wor may kuy dem ci jàkk ndax masjid mooy fu ñuy sujjootee maanaam fu ñu mën a jaamoo yàlla nee na suuf sépp lañ ma defal
ñu mën fa jaamoo yàlla. dem na ba ci fiq maye nañ église sax nga mën fa dem def fa sa jaamu bu fekkee ne amoo benn lu fa nekk ci ay statues yu ñu teg ak yu mel noonu mais fu ñu tuddee église boo demee tey fu mel ne Europe dañ leen di ambal église ñu fay naafila weeru ko lañ cay tudd rek lu jege sip la mais yegguñ ci xaram sip foofu la yem ci cadre boobu noonu la te nag defe naa julli moo ëpp doole gën a foor li nga xam ne moom la ñuy def gannaaw mën nañ koo defee nag ci stade kon mën nañoo xadara ci stade kon kuy ñëw nga sol yëre yu weex indaale sa sijaada li tax ñu ne sijaada mooy xëy na mën nga ñëw fekk ñun lanu waajaloon fees na foo yem nga lal fa toog ànd ak worma wax naa keroog bi ñuy waxtaan ak benn télé ma ne leen ku xamoon philosophie bis bi ak li mu ëmb soo ñëwoon ba buntu Pikine nga toog fa lal sa sijaada yéenee ko sa tarbiya delluwaat ñibbi jàppal ne bokk nga ci daje bi ku indaale lu mel noonu nag wax dëgg fa yàlla pas-pas boobu noonu la boo fekkee stade bi fees da nga yem ca buntu ba sijaada ya ñu lal bu feesee donte da ngay ñëw ba ci fii ci wetu station bi nga lal fi da nga fa lal l'essentiel mooy defal sa hadratul juma delluwaat ñibbi sa kër ñi ngi sant di gërëm di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñu yegg see jàmm di jaajëfalaat commission bi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci liggéey bi ci turu responsable moral bi di Cheikh Mouhamadul Fatah ñu jaajëfal président Alhaji Khalifa Silla jaajëfali tamit président COSCAS maam Ousmane Sambou waaye coordinateur Khalifa Fall présidente Adja Magan Ndiaye ak mboolem commission yi am na commission scientifique am na restauration am na commission tabarakallahu communication ku mel ne Hamidou moo coordonné conférence de presse bi commission finance Abdoul Aziz Sène ak mbooleem rek secteur commission yi ñu jaajëfal leen sant leen gërëm leen rawatina nag jigéen ñi ci seen engagement ak seen détermination yàlla na yàlla fayal ñu leen yiw di sant nag sunu caamin bi tabaarakallaahu nga xam ni ca jamonoy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin la ko Serigne Fata présenté woon muy wëllëre Serigne Fata nekk kenn ci moom boobu ba léegi Serigne Abdou bi muy dund ak bi mu génne àdduna micro central bi ci am naaw bi moom moo ko yor moo xam ca terrain ba la wala ci stade bi la ñu jaajëfal ko bu baax a baax sant wi rek ko yàq waaye nit ku baax la waaw nit ku baax la wëllëre Serigne Fata la Serigne Fata boole koog waa am naaw bi yëpp boobu ba léegi liggéey bi di rafet yàlla na yàlla fayal nu ko yiw moom itamit wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.